Abdoulaye Ngom président regroupement de la région Thiès may wax ak yéen. bon di wax ni daje bi li ko waral sabab bi yëpp mooy defe naa ni benn point rek la. di remercier aussi suñu mbokk tailleur yi nga xam ni ñooñu jiital te jiite bi ñu jiital aussi du ëpp xam-xam wala ëpp capacité doyloo rek la. ñu wax ni dañoo amoon benn liggéey ak monsieur le maire de la ville Talla Sylla muy ay masques yoo xam ne dañu ko doon ñawloo donc defe naa tailleur Thiès yëpp bénéficié wu nañ ci. mu waxoon ni dafay ñawloo regroupement de la région Thiès ñawloo entreprise yi fi nekk ku mel ni Bafou Collection ak Cheikh Sey ñawloo aussi les individus mais boo boolee lépp kon tailleur Thiès rek ngay mën a tudd entreprise yeeg individuels yeeg regroupement bi tailleur Thiès rek la ñoo jaboote lépp. donc ñawloon nañu ko kenn joxuñu avance ñoo préfinancé lépp livré ko ci temps bi mu ñu joxoon ñu livré ko ci temps bi mu ñu joxoon bi ñu ko livré aussi ñu jox ñu une délai mooy 90 jours bi ñu ne 90 jours la def nañu li ñu war toog nañu xaar ba 90 jours yi mat na depuis barki démb lan moo des mooy paiement léegi dem nañ fa ñuy wax ay làkk yoo xam ne mënuñu ko dégg moo waral point de presse bi ñu def tey ñun nag dañoo jaboote ñëpp te lii ñu defal ko du suñu xaalis bopp dañ ko leb te am na suñu nawle yoo xam ne am nañu ay sens interdit moo dañoo jaar ci benn mbedd ndax lépp ay alal jàmbur ñiy jaay ay terrain wu jàmbur pour def seen préfinancement yaakaaroon ni monsieur le maire day fay amel na regroupement de la Thiès 28 millions amel Cheikh Sey 20 millions amel Bafou 20 millions les individus moom li ñu amel kenn xamul nu mu toll donc li ñu bëgg nag mooy monsieur le maire na fay tailleur yi tailleur amul sësul fenn amul retraite amul pension amul dara tey ku ne xam na ni ñun li ñu dund dafa metti mënuñu nag wëlbatiku nag yore ay apprenti yoo xam ne ni ñooy di leen yar leen jàngal métier wëlbatiku engagé marché bu toll nii ñu ñëw ko livré la ko te mënoo fay ñii la ko liggéeyal monsieur le maire dañu bëgg nga def réaction dañ ko may 3 jours nag incha allah 3 jours lañ ko may bu deful benn réaction incha allah dañ def beneen jéego bu dul bii jéego boobu nag ñun rek ñoo ko xam ak suñu doon si wàllu góor ñi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu ñëpp a sonn suñu parents yi sonn nañu suñu doom yi sonn nañu te dañoo yor ay njaboot école baa ngi nii di ubbi Magal Touba mi ngi nii di ñëw ñëpp ci la ñu wekkoon seen tabaski bi dafa avorté ñu wekk ci leen mu avorté monsieur le maire bëgg ñoo egg fenn ak yow fu lu rafet ñu ay Thiès waa lañu lépp lu ñu bëgg mooy Thiès jëm ci kanam te kuy defar nag doo yàq xeexuñu sànniwuñu xeer taaluñu pëna dañoo ñëw ci njëkk ak teranga laaj suñu xaalis ku ne nag am nga droit ñu ameel la nga ñëw fayeeku monsieur le maire fay ñu suñu xaalis bi ñu ameel ñu jox ko ñi ko moom ndax kat lu jot na ginnaaw dee kon sant nañ ñëpp di gërëm ñëpp monsieur le maire fayal tailleur seen xaalis fayal tailleur seen xaalis njëkk nañ ko ñawal 20 000 masques ñawalaa ko 50 000 masques Bafou ñawal ko 50 000 Cheikh ñawal ko 50 000 individu ñawal ko 50 000 loolu boo ko boolee dafay bëri 250 000 masques donc booy xool 100 millions la mu war ko fay Thiès waay gore loolu nag toog 90 jours kenn fayegul ba pare ñoo def suñu préfinancement ñoo def suñu sérigraphe et tout emballé jox ko ci lu matul une semaine nag lañ ko def tey boo demoon Fatick maire Fatick bi mu gisee suñu masque yi daf ko saluer dañu masque Talla Sylla yi amul Sénégal yëpp Ablaye Wilane même chose kon donc loolu su amee ñu def boobu effort Talla war na di góorgóorlu dimbali Thiès waay. bon man nag teel tax ma toog xëy na sax beneen facette la bu dul le regroupement des tailleurs de Thiès mooy individuel yi nga xam ni mairie de Thiès dañ leen a woo jox leen ay marché pour ñu liggéey ko pour ñu war leen fay seen xaalis te ba léegi jotuñu suñu xaalis. balee boobu ma am tuuti rek lu ma leeral ci wàllu partenariat bi nga xam ne amoon nañ ko ak la mairie de Thiès mooy dafa nekk suñu partenaire ñun ñëw di leen jàppale ci loo xam ne ñoom moo luñ ko seen bopp mooy soxla ñu 250 000 masques yoo xam ni waroon nañ ko jox élèves yaa ngi tijji te bëggoon nañ ko joxe te mënuñu ko ñu woo seen i partenaire ñu ñëw jàppale leen ci jël suñu ay moyens bopp financé suñu bopp ñawal leen ko ba mu toll d'une valeur de 100 millions may leen nag 3 mois muy 90 jours pour ñu fay ko
yaakaar naa ne loolu kon partenariat bu amee kooku lépp lu mën ci partenariat ak yow de def na ko léegi nag dañuy leeral bu partenariat bi yàqoo le maire de Thiès mooy ki yàq partenariat boobu loolu moom dañ ko wax léegi mu muy leer benn bi mooy à ma grande surprise li ma gën a bett mooy le maire de Thiès dañ ñoo fen moi je pèse bien mon mot parce que dañu dem le maire ñu ñu xaalis bi jot nañ ko ba dugal ko perfection municipale nekkate loolu du nekkul dëgg dara du ci dëgg dañ ñoo fen bon léegi nag ñun xamuñu ay ñun nous sommes informels xam lañ xam liggéeyal nga ñu jël nañ suñu xaalis jox la ko nga war a jël xaalis delloo ñu kon ñun loolu lañ xam toppatawuñu beneen problème ñu xamal le maire Talla Sylla ak aussi le conseil départemental de Thiès monsieur Idrissa Seck dañoo liggéeyloo tailleur Thiès yi may nañ leen 3 jours képp ku ñu fayul suñu xaalis le maire Talla Sylla nga xamal ne moom du génn Thiès dem Touba diñu fi bàyyi ñu bëgg am xaalis war a jël suñu nag ñun ñu nekk fii Thiès war a dem Touba kam moom jënd suñu ay nag yóbbu Touba moom mu dem bañu fii duñ ko am loolu moom nax ko wóor ni du génn Thiès dem Touba benn bi mooy ñun ñu ngi maslaa 90 jours ñu ngi xaar le maire de Thiès ak monsieur Idrissa Seck nañu fay xaalisu artisan yi ba Covid bi amee ba léegi amul dimbali nañu koor yëpp ba mu des tailleur ñun kenn dimbaluñu mais alhamdulilah ñun bëgguñu xëy na dimbal mais suñu ñàkk lañ gën a soxla li ñuy laaj nag du nekkul dimbal ñaar ñu xaalis lu ñu liggéey la ñuy laaj te lépp lu mu leen jaral ñun suñu bakkan yi moo ñu gënal parce que dee suñu ci mbedd mi moo ñu gënal ñu dee suñu biir kër ak xiif. conseil départemental dafa am benn privé ku mel ni man ONCAS lañ may liggéeyloo plus de 30 000 masques ba léegi may wax yow ñi may dawloo suba ak ngoon ñi ngi waxtaan nag chaque jour ñaama suba ngoon mais nañu xam ni désormais tailleur yii ci ginnaaw ñoo moom lépp ñoo liggéey lii ñoo liggéey lële bon am nañ 7 millions aussi am na leen lu gën a importance muy dañuy jéem a làqu naa ay dafa am ay dañ ciy génne ay TVA ñun duñu ay dof xam nañ ni président Macky Sall wax na lu leer bépp liggéey bu jëm ci Covid 19 amul TVA loolu moom duñ ci masla duñ ci sax caaxaan. man jataay bi tey dama ko rafetlu trop lii rek mooy wane ne ñun Thiès benn bopp lañu parce que association bi ñu am ñu koy wax regroupement des tailleurs de la région de Thiès su bëree Sénégal su amee Sénégal tamit bëriwul ñun Thiès région bi yëpp dañoo nekk benn bopp ah. mairie Thiès ville def loo xam ne ñun dañ ko rafetlu woon na mooy mbas bi mu amee mu commandé 250 000 masques en président mu commandé 250 000 masques jagleel ko tailleuru région bi tailleuru Thiès ville ah muy regroupement des tailleurs de la région de Thiès di entreprise yi fi nekk tamit ñun ñu bokk ci COSES bokk ci mais ñun ñu ñaw 250 000 masques yi livré ko dans les délais. ñu ne woon dañuy fay dans 1 mois au plus tard 90 jours mooy dañuy fay ci 3 mois 3 mois yi nag mat na mais man ni ma déggee voilà fayaguñu daal te dañoo soxla suñu xaalis te waxaguñu wax fay ah fi mu nekk entreprise yëpp a sooxe ndax mbas bi donc ñëpp a soxla xaalis. donc ci turu kàddu ki ñuy waxee nag muy suñ kilifa dafa xam le ni moom dafa taxaw pour ñu jàppale tailleur yëpp su ko defee ñëpp ñu fay leen seen xaalis. moom ñëwul rek pour daw pour jël premier mais dafa bëgg ñëpp ñëw nekk ci premier yi donc loolu moo ñu yëkkati tey ñu ñëw taxaw jàpp ci combat bi mbir mi nag am na ku laaj léegi ni ci yan base lañ liggéeyoon ak waa mairie ñoom ci départ bi dañuy waxoon ni ku indi sa agrément indi sa facture proforma dinañ la jox un lettre d'engagement ferme ak un bon de commande donc foofu lañ njëkk a faussé parce que ku ko wax procédure administrative am na loo xamante ni mënul wëy léegi nag bi ñu demee ba ci biir ñu livré dans un délai de 90 jours am na loo xamante ni nekk na ci biir tailleur yi démb dem nañ perception vérifié nañ xam nañu xaalis nekku fa pour ñu fay kon bu ñu leen diggéen nañ leen fay ci délai 3 jours ak yooyu bu yóbbu ngeen fagaruwaat nekkaat ci beneen xeex comme ne ngeen bii mooy phase bu njëkk bi parce que dañu toll ci jamono joo xam ni rangoo ñi baa doole mooy cimetière buur dafa war a jeex ku ci nekk rek gis na Covid 19 bi ni mu mel bëri na ñu nekk fii am problème mu dund
ñun personnellement suñuy masque dañu recruter yeneen tailleur yoo xam ne nekkuñu sax ay employés pour ñu mën ci am dara am na ñoo xam ne dañoo dem leb matière première ñii dem leb seen transfert ñii dem leb tirage ñii leb leneen ñii leb main d'œuvre kon dafay topp économie Thiessois bépp parce que ku ci nekk rek am na loo ci laal du tailleur bi kese artisan yi noonu kon ñi ngi woo ñëpp ñu jàppoo xeex bi nekk benn ñu mën a régler xaalis bi su ko defee nag ñi ngi wax le maire Talla Sylla ni ko li suñ naataango bi wax léegi muy collaboration bi yàqoo ci moom la parce que moom moo ñu njaboote dafa wax besoin ñu ñëw ci ak effort yu am doole servir ko ay max yoo xam ne dafa am qualité bu am doole ba Sénégal gépp teg seen bët ñëpp di ko féliciter kon nag vraiment waroon na delloo nit ñi liñ ko lebal mooy liñ ko lebal mooy liñ ko jox mu génne fay suñu xaalis. On avait engagé un contrat de confection de plus de 250 000 masques avec la mairie ville de Thiès. Donc il y avait conclu pour un délai de paiement de 90 jours. Mais le délai passé jusqu'à maintenant, les fonds n'ont pas encore rentré dans nos caisses ou dans nos comptes banques. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour demander le règlement de cette dette. Parce que nous avons fourni des efforts vraiment à notre maximum. Donc, et qui fournit des efforts attend une satisfaction vraiment égale force. Donc dans ce cas, nous appelons le maire de la commune de la ville de Thiès, M. Talla Sylla, de régler la dette dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, nous lui donnons un avis, un délai de 3 jours. Quand il ne règle pas le montant de plus de 100 millions, donc dans 3 jours, il y aura une autre réaction beaucoup plus dense. Voilà, dans la même mesure, nous appelons à tout le monde également d'aider l'ensemble des artisans. Il y a également des commerçants, vraiment que Talla Sylla doit payer leur montant parce que c'est un ensemble, c'est Thiès. Et quand on parle de Thiès, on parle de l'économie thiessoise, donc on doit faire appel à tout le monde.